waxati naa mbaadu woo Barthélémy Dias ci histoire mooy woo naar ci guuxum soow tribune yéene kaay ne ma Barthélémy Dias day yemu ca dafa foofu sax déclaré guerre président Macky Sall ngir tontu ko yéene kaayub dee média bi xamal ma ni Barthélémy Dias démb day ci Macky Sall la mu xupp ne soo moytuwul recrutement yi nga xam ni ma ngi koy def dana ko tàbbal géej moog meereem tribune ne ma Bart nee na faalewul wax jooju lijjantiwul wax jooju xamal na président Macky Sall ne ko man la ma ñor moom moo di liggéey bi kese fi mu ne ci Ndakaaru moo ma ñor provocation ak i wax lijjantiwu ma ko te du ma ko tontu Barthélémy Dias ne ko président Macky Sall ñii ngay wax ma jël leen mu di capitaine Touré ak Guy Marius Sagna ci fu leer laa ko teg te bés boo leen fi bëgg a jëlee dinaa saisir bureau international du travail Barthélémy Dias ne fowuma foluwuma wootewu ma xumbaay wootewu ma mumbaay liggéey daal laa woote ak jàmm 24 heures yéen kaay xamal ma ne Barthélémy Dias kay ay xeeram la yor di jor président Macky Sall nag ci façon bu civilisé ni ki démb Barthélémy ni ko liggéeyal Dakar moo ma tax a jóg aw ma ci camp aw ma ci parparloo te fii réew mi toll ak i jafe-jafe ku crise ku jàppalewul sag moroom daanaka xool sag nit te war na tribune yéen kaay ne ma Barthélémy de moo ne ma ngay ñaan audience président Macky Sall ngir bëgg daje ak moom 24 heures yéen kaay ne ma waxum Ndakaaru Barthélémy Dias nee na waxum Ndakaaru lay doyee président Macky Sall nu ñuy liggéeyee Dakar mu jëm kanam Sud Quotidien daal di may xamal ne Macky Sall day moo fi taxaw ne boo moytuwul dina révoquer maire yi nga xam ne dañuy jël ay nit te teguñu ko fenn mel ni kuy gaaral Barthélémy Dias Sud ne moo taxit Bart nee na ko muy neex muy naqari capitaine Touré ak Guy Marius Sagna day ci cabinet bi la ñuy des kenn nag amul doole waaye tam sañ-sañu delloo ma ginnaaw ci sama dogal bii le quotidien ne Barthélémy Dias kay def caa dolli ne soxlawul laaj kenn ngir jël kenn te dafay sàkku ci président Macky Sall mu deltu ginnaaw ci kàddoom yi nga xam ne rëy na te yëkkati na ko ngir nag réew mi mën a am dal las yéene kaay ne ma moom Barthélémy Dias kay xamal na président Macky Sall ne ko xeex bañ doon xeex mag yow le 23 janvier la woon ak say ñooñ am naa ca ndam man Bart sama gannaaw bandang jamono ji liggéey Dakar moo ma tax a jóg te président Macky Sall yow boo ma ko nangulee ci audience bii ma la ñaan ma daje ak yow ñu waxtaanee Ndakaaru las yéene kaay jox kàddu Abdoulaye Diouf Sarr ak ñamu àndal ñu xamal Barthélémy Dias ne ko lii nga def yëfuk taylu la ndax nag keroog ba nga amee ndam am nag bataaxal bu nu teg sa taabal xamal la nag maire bu Ndakaaru ak yeneenu maire yi naka lay doxee tey nag boo taxawee bëgg a jalgati yoon président de la république na def caa war a wax ndax nag yoon wi nga xam ne moom lañ tëral ba mu nekk maire bu Ndakaaru boobu la yoon la war a respecté moom Barthélémy Dias lu ko mooy nag yet wa dafa war a dal ci kaw Bamba Fall ne Barthélémy Dias kay dafa gaaw a tontu rek ku moom xar mi nga bàyyi buum bi ku wax président Macky Sall moom lay waxal Mamadou Ibra Kane ci bés bi le quotidien ba tey ne wax ji mooy Barthélémy Dias récupération politique la def fekk na ñaar ñoo xam ne dàq nañu leen mu recruter leen nag ci maire bu Ndakaaru jël ay photo ki vidéo tasaare wane mbaa xam defaale provocation dëgg la communication boobu jàll na waaye nag Barthélémy Dias dafa war a tënku ci loi yi nga xam ne moom la ñu tëralee ngir mën a palug nit weneen fegg ba Mamadou Ibra Kane ne ko yow président Macky Sall Ndakaaru sunu capital gii dañu koo fonk te seetaanati nag nga fiy révoquer benn maire dina metti ci ñun lool Khalifa Babacar Sall barki démboo njaay la caisse d'avance tey nag boo fi laalee Barthélémy Dias gaa yi faw ñu wax ndax nag lu fi ñor ba ñu koy màcc la ñu gisul lu fi jar nag dàq nit ci ay nit yu mu jël donte tegu ko ci yoon dañ koo gisul Mamadou ni ko président Macky Sall xool ko ci sa bopp rek ay maire ngi nii téeméeri fan la ñu amagum ci seeni siège waaye bés bu yàlla sàq yaa ngi ronk di andi ci sa wet ñuy transhumé moo tax nag coow li jàmm ca gënde président lenn am na bu dee Barthélémy Dias dafa tooñ te tegul lii ci yoon mu jële fi ñaar ñi nga xam ni mooy capitaine Touré ak Guy Marius Sagna nga xam ne dëkk nguur gi la ñu dëkkee ak di ko défier beneen bi mooy président de la république nag bu doon dafa yorub jaasi bëgg koo gor Barthélémy Dias na dencaat te xam ni fam ko war a gor du foofu le témoin yéene kaay ne ma président Macky Sall demul sax bay bëgg bàyyi audience de la amal ca palais de la république daal di nag félicité Benno Bokk Yaakaar ca diwaanu Pikine xamal leen ni nag maire bu yees bu Tiwaawoon Jaksaaw ñu daal di koy fal ci Yewwi Askan Wi dina fekki président Macky Sall le témoin yéene kaay ne ma président Macky Sall demul bay bëgg a bàyyi recruter maire bu opposition bi le vrai journal ne ma waxtu wow day weeruk meeg yi daanaka Sénégal dina yëngu lool ndax nag daañu xaar atte Barthélémy Dias ak Ndiaga Diouf verdict ba coowal Ousmane Sonko li dossier ba yëngooti na parrainage bi dana génn ci parrainage boobee direct news ne ma xam nañu ñan ak ñan ñooy daal di njëkk déposé tribune yéene kaay ne ma la leer ba leer mooy gëm sa bopp day mooy njëkk déposé Benno Bokk Yaakaar Yewwi Askan Wi ak Wallu source aane ma président Macky Sall day booba ma ngay dal ci ay responsable am di Benno Bokk Yaakaar ci diwaanu Kër Massar moom président Macky Sall daal di leen di xamal ne xeexoo gi ngeen di xeexoo di gàjjanteeg mattante day dem ci terrain baa ko gën ndax nag ñii ngeen di def bu dakkul da ngeen ñàkkati élection yi tey jii nag da ngeen war a xool seen bopp ci seetu xam ne gàccee leen war a rey waaye nag coow li du xëccoo ci seenu biir Macky Sall ne leen fanweeri fan ak benn ci weeru sulet yàggatul te bu ngeen amatee defet waxuma la rek ceebu jënde waaye xooñ sax du ngeen ko am ndax lépp loo xam ne daañu ko séddaleeti wala neexal woo xam ne daañu ko amati du ngeen ci bokk yéen waa Benno Bokk Yaakaar Kër Massar le mandat mel ni ku naan man les hommes qu'il faut à la place qu'il faut rek Macky Sall dafa mel ni waxul ca diaspora ba waaye Ibnou Abbas Ndiaye ma ngi cay def liggéey bu doy waar élection législative 2022
2022 yi daal dinay dajale Côte d'Ivoire imam waaye tam association sénégalaise yi nga xam ne ñoo daal di nekk ca Côte d'Ivoire ñoom ñëpp ànd ak moom ci candidature bi ngir mu teewal sénégalais diaspora ba foofee ca Côte d'Ivoire le quotidien ne ma booba day conseil constitutionnel liñ bëggoon yokk député yi te yenn ci député opposition bi ne àndu ci day conseil constitutionnel dàqal na leen ko tribune yéene kaay ne ma boobu président Macky Sall ma ngay liggéeyal nag rakk ja Aliou Sall xool nag nu mu war a remplacer Moustapha Niass ci njiital assemblée nationale googee l'observateur ne ma booba coowal drogue gu bari gi nga xam ne jàppoon nañ ko fii ci Ndakaaru jël Diop Sangomar day ma nga andi coow ba tey juróom-ñett ci fukk ak ñett ñi nga xam ne jàppoon nañ leen ca daal dinañ leen di yóbbu chambre criminelle ña ca des ñu daal di leen di bàyyi ñu am non-lieu parquet bi daal dina cay def appel ndax nee na àndu ca l'info yéene kaay ne ma premier ministre bu île Vierge britannique day jàpp nañ ko moom it États-Unis la ñu ko jàppee ci coowal drogue ak njaayub ngànnaay am nag sénégalais boo xam ne gis na ni la muy jokkoo ak moom bari na te tudd nañ ko ca source aane ma coowal astu soxna li jeexagul ñaar ciy fajkat ca Nabil Choucair it porté nañ leen plainte ci lu ni mel tribune yéene kaay ne ma coowal astu soxna lay sage-femme yi atub kaso la ñu sàkk ñu tëj leen ko ak weer woo xam ne dañ koy daal di tëdd borom këram nag xamle na ni baalewul tey baalewul ëllëg avocat yi tribune ne ma gën nañoo suuxal sage-femme yi le quotidien ne ma réew mi tiitaangee fi am de VDN 3 rawatina ko kenn ñemeetu fa jaar ndax agression ak faatuk bakkan direct news ne tiitaange gi askan wi àndal moo tax nag ñi ngi sàkk waat dikaatuk peine de mort l'observateur ne coow li day mi ngi ci biir kër yi bari na ci ñoo xam ne ci biir kër yi ñi ngi dëkk ak ñi seen xel matul waaye duñu koo fulaalul mbir ma nag day mujjee foo xam ne faatuk bakkan da cay daal di am yéeni kaay bi ne nan ci teete nan ci dal te xam ni képp koo xam ne àndut ak sagoom faj ko dafa di li gën ci pajum coronavirus bi la tey mooy yéeni kaay xamal ma ne professeur Mame Thierno Dieng day dafa mel ni ku am dëgg tey ji ca paj ma ca kaw professeur Raoul le vrai journal ne ma la leer ba leer mooy covid 19 ci àdduna wërngal këpp faat na fukk ak ñett jàpp fukk ak juróom-ñaar ci bakkan ñu yendoog jàmm mbokk yi suma cabinet ci mbiru action sociale Guy Marius Sagna est nommé par le maire de Dakar comme conseiller technique en charge de l'action sociale il le restera il demeurera amoon na benn jigéen bu fi nekkoon ñu ne diw boobu 22 novembre 2011 est nommé conseiller technique du maire de la ville de Dakar chargé de la sécurité urbaine ma beesalaat suma cabinet ma jël décision du 21 avril 2022 ma ne contrat boobu dama ko remplacer par capitaine Touré kana ci mën dara. ci ndoxteelu waxam maire bu Ndakaaru daal di wax ay projet yi nga xam ne bëggal nañu ko ngir Ndakaaru waaye tamit ñaawlu ni dund gi méttee ci biir ville bi tax sax mu ne fukki fan ak ñaar ci weeru mai bi dinañu mobiliser lu toll ci 1 milliard ci suñuy koppar ngir fexe rek nu ñu ko jàppalee Dakar waaye. maire bu Dakar Barthélémy Dias nee na nag soxol recrutement bu Guy Marius Sagna ak nag capitaine Touré dana yóbbu mbiri sa bureau international du travail te mu ngay dànqaafu nag syndicaliste yi cay wax nañu xam la ñuy wax lu ko mooy rek mën na tëj robinet yi dootul cotiser ti ñu teew lay kàddoom nga taxaw ne que moom du fi liggéey Sénégal ndax lan parce que da ngeen doon complot mu ne moom nangul dugal loxoom ci complot bi comme na ngeen mbir bi nii la demee dama décidé saisir le bureau de l'Organisation internationale du travail sur la discrimination, la violence et le harcèlement dont font victimes le capitaine Touré et Guy Marius Sagna parce que nag lu ëpp tuuru dëkk bi du moomeelu kenn le maire de Dakar que je suis je refuse à partir d'aujourd'hui de cotiser dans n'importe quelle centrale syndicale qui ne respecte pas aujourd'hui un minimum de décence et je refuse de reconnaître un quelconque responsable syndical qui confond pomme de terre et Angleterre. laata ñuy jàll si tontu ko Benno Bokk Yaakaar El Hadji gis nga de Barthélémy Dias mu ngay menacé nee na syndicaliste yi nañ ci noppi lu ko mooy rek dootul cotiser ti mais parce que syndicaliste yi dañu daanu. Barth a parfaitement raison. boo demee ci président de la République yóbbu sa cahier de doléance demander ñu soppi situation liggéeykatu collectivité territoriale yi dugal leen seen fonction publique ñu am statut boo xam ne daañu am carrière bu baax ci seen wàllu liggéey nekk ci sa cahier de doléance nga wax ko président mu potox ndolli ci moom sànni ciy flèche am yow syndicaliste bala ngay réagir faaw nga jàngat ko parce que yow du question boobu nga posé président mu répondre la ci bu question bokkul ak bi nga ko posé mais bul ci duggee anam googu noonu da nga ciy duggee naneen c'est-à-dire que mooy nga recadré waat yow sa question bi nga posé woon que mooy ñu soppi statut liggéeykatu collectivité territoriale président wax ci recrutement wu Guy Marius Sagna xëy na wala maire boo xam ne say recrutement nekkul ci organigramme
collectivité territoriale baat boobu même ñun la presse ñu ngi koy soo commencé di exprimer sax nag wax dëgg yàlla ci bi ko juristes yi ak spécialistes yi commencé ñuqati di ci wut ay baaraamu tuuma mi ñu joxe mais finalement question bi ngay posé mooy est-ce que organigramme boobu dañ ko boole ci cabinet maire pour mu recruter ku sant Touré mais du recruter ku sant Ndiaye est-ce que ci organigramme boobu dañuy wax maire ni ko ci sa cabinet amoo sañ-sañu recruter ku sant Sall mais ku sant Faye ngay jël mais ñaari parti yi nga xam ci la ñu dugal Guy Marius Sagna ma ni loolu existe na pour ñu liggéeyloo ko nit ci cabinet maire wala déet est-ce que maire buy defar cabinet am xam nga Ahmed Aïdara war nañu ko vidéo bëccëg bi ñuy monter bureau municipal maire bi parce que loolu la yoon waajal ci anam gi ñuy tànnee mais ba ñu noppee ba ñu xañ ko premier adjoint deuxième adjoint tey bi muy taxawal cabinet est-ce que da leen tàggu parce que am na sañ-sañu ni Mame Mbaye Ndiaye kay liggéeyal ma sama cabinet bu 16h jotee bu 18h soxla naa la pour un tel job Mame Mbaye dem fa mais Barthélémy Dias encore une fois waaye dañu bàyyi wàllu politique bëgg a dem ci téere yi tëju woon daawaati jéeg ci ay pëndaki pochère génn ko fëggaat ko pour xool ay texte ak i loi affaire bu aajowu ko capitaine Touré sénégalais la wala du sénégalais am na sañ-sañu dund fii wala amul sañ-sañu dund fii am na sañ-sañu liggéey wala amul sañ-sañu liggéey capitaine Touré sax ñëpp déggoon nañu ko mu ni moom sax il préfère maintenant dem ci àll ba liggéey di bay ak di sàmm mais est-ce que moom bu nekkati ci àll ba di bay ak sàmm sax sécurité dina nekkati ci jàmm moom est-ce que sax pour sa du titre pour sa sécurité Guy Marius Sagna mais lan mooy mission képp ku ñu kan moo mës a gis Guy Marius Sagna xeexal boppam wala xeex ba muy xeex fekkul ay nit yu néew doole mais c'est un soldat national boo xamante ni bi toujours ku ñuy néewal doole mu dem Guy Marius Sagna agressé nañu ko Guy Marius Sagna xotti nañu bubbam Guy Marius Sagna patamee nañu ko dugal na waa police tiim nañu ko foton ko mu bañ a dugg ñu jël ko ba wax ko ci biir oto bi mais dugal nañu ko kasu futt ko mu ni dung amul souffrance bu mu dund ndax kan pour Sénégalais mais d'accord loolu xeexu boppam la mais Barthélémy Dias am na droit buy sos cabinet encore une fois gis nga nañu bàyyi texte ya ñuy jeexaati ca Fongeli mais ci Matizalem di indi loolu existul ay Sénégalais ñu Sénégalais bi am na sañ-sañu liggéey fii ci Sénégal man buñ ma copte yóbbu ma fenn pour ma dem liggéey am naa droit bañ kan moo nekk fa nga nekk di fa liggéey ni yow sa début carrière ba léegi yaa nga fa ngay liggéeyee amul kenn koo xamante ni bii parmi ñun Sénégalais yi majorité bi fa nga nekk di liggéey sa début carrière foofa la woon da nga jógee fa nga nekkoon bu fekkoon te woon ni delluwaat fa ne day nekk gaaf gis nga nañu liggéey liggéey moo gën a nekk farata te ñu bàyyi recrutement wu capitaine Touré bi ak Guy Marius Sagna loolu du ordre du jour loolu du farata mooy taxaw ci jafe-jafe askan wi Barthélémy Dias ne bëgg na rencontre président Macky Sall na ko yombalal président Macky Sall bëgg naa am lu mu def Dakar Plateau soppi ko mu mel ni Dubaï na collaborer ak maire yi nekk foofu ci diggu xolu Dakar ñu àndandoo liggéey loolu la Sénégal yi xaar ci ñoom mais recrutement Guy Marius Sagna ak capitaine Touré loolu du débat nañ jël loolu suur ko kuy dund Sénégal di nga fi am liggéey di nga fi am teraanga fi ngay teddee ayca ñu Birahim laata ngay tontu ñu gis ne waa Benno Bokk Yaakaar ñoom it bi Barthélémy Dias waxee dañoo tontu ñoom la ñuy xamal moo di Barthélémy Dias bu mu jowaat la coowal politique ak coowal loi yenn yi loi la nañu appliqué ñu teewlu say kàddu yu tukkee ci Bamba Fall mi ngi woon sa ndajama ak Alassane Baldé du ko jot rek wala nga bëgg a bës attaquer président de la république am na loo xam ne ku attaqué Macky Sall ñun nga koy defanteel du Macky Sall moo lay tontu ndax Macky Sall tudd fi turu benn maire li mu wax ju gàtt la te wax ju leer la dafa ni maire yi démembrement état lañu te lépp réglementé nañ ko parce que jot ngeen décret bi nga xam ni moom moo tënk lépp kon ku ci wàccoo yoon aussi yoon dal ci sa kaw kon kooku du ñu ni ku moom xar mi rek nga bàyyi buum bi daa mel da nga nekkoon ci loo xam ni neexul woon respect loi bi ak règlement yi nga xam ni moom la état Sénégal tënkoo waaye ku ko wàcc tamit ñu jàkkaarloo yow parce que du ñu nangu ko affaiblir état bi ndax ci doole état la ñu wéeru te yaakaar naa ni populisme baaxul maanaam étudiants yi nangam mbedd mi nangam maire kenn du ko doxalee noonu de maire du zéro maire orientation budgétaire bi dafa am lu mu la tënkal ñu la jamono sàngam lii la ñu laaj jamono sàngam lii la. voilà ñu ngi ko Bamba Fall gis nga ni mu waxee nee nañu wàllum loi la nañu topp loi bi lu mu wax ñu daal di koy respecté Birahim. man de sama xamuma lan. texte la léegi nag am na interprétation des lois. lecture boo mën a am ci loi mais loi la
xam nga tey mënoo ne ni je suis le maire. tu es le maire dafa am yoon fu mu lu mu la jox ci sañ-sañ am lu mu la xañ ci sañ-sañ am loo xamee ne nag ala kuliyal loo ci mën a jël mais am na autorité bu ñu la toftal yow en tant que maire. aucun maire muy ville muy commune fu mu mën a nekk ci biir réewum Sénégal amoo sañ-sañu jël benn dogal boo xamee ni d'abord wala soit conseil municipal bi. ànduñu ci te même bu conseil municipal àndee lan lañ lay wax ni préfet bi. le sous-préfet ca selon ci fa ngay nekk. moom moo koy validé parce que moom mooy daanaka représentant wu état bi ci gox ba nga nekk muy administration territoriale muy préfet sous-préfet wala gouverneur bu fekkee ni ci yenn ci ay bu dee département. ça veut dire donc que yow maire tu n'es pas super puissant am na fa yem. président de la république ci boppam nga xam ne mooy gardien de la constitution am na la ko constitution mayul. ça veut dire que aujourd'hui lépp loo gis dañ koy waxtaanee te lépp loo gis lu ñu war a waxtaanee am na loi bu ci tegu pour mën a wax ndax lii yoon la wala du yoon gis nga le recrutement du capitaine Touré le recrutement de Guy Marius Sagna man amuluma importance xamul tax combien de Sénégalais de Dakarois su ñuy jël kaawu Barthélémy Dias Dakar maire Dakar combien de Dakarois aujourd'hui sont dans les rues ont des compétences te recruter wuñu leen ca mairie ba wala ñu recruter leen feneen te am nañu compétence ci fànn boo leen mën a jox ñaata diplômé sans emploi fi ne ñaata nit a ngi fi ñoo xamee ne dàq nañ leen seen liggéey ci biir Dakar est-ce que dañuy jël ñëpp di leen recruter bu doon dañuy xool ne ni képp koo xamee ni bundu xataal nañ la sa liggéey man ma jël la en tant que maire ci sama commune wala ci ville bi mais kon tey Barthélémy Dias li ñëw ci ay demande de recrutement ci tablam du ñu jeex ce sera valable pour mairie bu Mermoz Sacré-Cœur c'est valable pour mairie bu Dakar Plateau c'est valable pour mairie bu Kaolack on ne peut pas satisfaire tout le monde mais pour justement éviter mu am ay waxtaan wala ay xuloo yu mel ni mais nañ yem ci texte parce que quoi qu'on puisse dire aujourd'hui Barthélémy Dias maire ville bu Dakar mënul jël benn dogal te amul validation bu jóge ci préfet bi maire Dakar Plateau mënu jël benn dogal même bu dee conseil municipal te kii di sous-préfet bu Dakar Plateau mënu ko joxewu lii nga xam ne moom mooy validation te kan moo fa teg sous-préfet wala préfet président de la République gis nga waxtaan moo war a mën a am seen diggante xam nga il demande une audience au président de la République c'est son droit en tant que maire de la capitale sénégalaise maa ngi koy wax démb dafa bokk sax ci lu ñuy wooyee protocole sax buy am bu Sénégal Dakar bu amee kan ko fii ñëw même bu dee président de la République 4 avril célébration 4 avril fan la toogoon moom Barthélémy Dias ci tribune officielle fa président de la République di toog parce que dafa bokk parce que foofu mooy place am dafa bokk ci protocole bi en tant que maire de la capitale sénégalaise waxtaan foog mu am mais mënoo ñëw ne nit ki la ma neex laay def soxla ma conseil te yow li ma neex yow moom nga may defal tu es le président de la République man li ma neex laay def je recrute qui je veux comme je le veux te amoo loo ci war a wax mais tamit man la ma neex moom nga may defal mooy je veux te rencontrer pour l'avenir de Dakar nañu dindi mbirum politique l'avenir de Kaolack nañ ci dindi mbirum politique fal nañ la en tant que maire travail ku mu mën a doon muy Dakar muy Benno Bokk Yaakaar muy Yewwi Askan Wi muy Gëm Sa Bopp fu ñu la mën a fal dañ la fal pour nga liggéeyal askan wi mais pas pour mu doon benn arme ci yow nga koy mën a xeex parce que excite la politique ñu ngi jëm législative bu ñu demee législative nga dem ci politique bi mais nañu dindi politique ci doxalin yi nga xam ne moom la ñu war a doxalin ak askan wi ci boppam parce que lahum illal kal an'am bal hum adalla sabila mooy la loolu yàlla wax nee na waaw c'est vrai que nit mun na dem ba mel ni bàyyuma wala sax ñu yées bàyyuma waaye kuy tëddax bàyyuma tamit de waaw wala ñu yées sax bàyyuma loolu la Alxuraan wax ci sourate Furqaan Alxuraan wax na ci depuis non saa boo waxee psychologue wala sociologue rek Alxuraan kii na ko waaw luñ la wax ni am na lii ci jamono Alxuraan daan xaafu na ko woon bu yàgg duma ko miin kenn du ko miim yàlla baax na ñu leen di jaajëfal El Hadj rendez-vous bi ci tës la man daal gëmuma ko daal El Hadj bàyyi gëmuma ko waaye ne vidéo bi mi ngi circulé tamit nga gis vidéo bi ni ndaw saa ngi ŋàng man Diop daal gëmuma ko daal man daal gëmuma ko daal waaye laajte ñuy tëj dañuy ànd ak Rudy Gomis moom nag jot nañu ko jébal boromam ni ki dem ba cimetière yu Santhiaba Ziguinchor mu nekkoon si teewaayu ay mbokkam ñi ko gën a jige ñu teewlu yenn ci ay témoignages sax Abdourahmane Diallo bu muy feebar yëpp on était à l'hôpital et tout ba mu xëy yàlla jël ko waaw. nu mën a jàngatee ci Rudy. lu bëri
surtout mbaax yaatu laa biir bëgg nit bëgg mbokk mu nekk nit koo xam ne uuf na ñëpp xam nga ñëpp njaboot bi ñëpp la uuf wax dëgg yàlla foo toog doo ñett da ngay ree rek nit la boo xam ne da ngay toog nii même si mbooloo ni di nga ree ba doo mën. bon naxar xanaa xam nga nit koo xam ne ngeen yàgg nañ ko partagé lépp moment yu difficile yi yàggul bu ñu suulee suñu yaay xam nga ah nga xam ne yëpp mu fekkee ko nekkoon si kii ñëpp góorgóorlu na ba ñëw daal Aziz tey moom la ñu gunge si fii ça fait très mal métti na trop. nit ki bu nga xam ne la mënoo ko natt foo ko natt rek weesu na fa parce que ci musique ci mbaax ci relation ci lépp ñun ñoo ñàkk parce que suñu mag la woon bu nga xam ne ni que bu waxee kenn du wax léegi léppay daanuwaat suma kaw.